ñu leen di jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci seen Buzz Télé Mauritanie di leen sant bu baax ci teewlu bi tey may dalal kii di imam Abdoulaye Sarr ma bàyyi ko mu nuyoo ak yéen laataa ñuy ñëw ci suñu waxtaan bi ñu fi dajale tey bis bi imam. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi seetaan télévision Mauritanie ñu leen di nuyu di leen sant di bég ci ndaje bi incha allah. waaw imam fi ñu toll nii mën nañ ñu gis ni képp kuy nekk jullit mën nañu sa xol fi ñu toll nii jamono ñi nekk nii métti na trop ndaxte am na ñoo xam te ni dañoo jël li gën a sacré si ñun li gën a am si ñun mën nañu li nga xam te ne nii moom mooy base suñu àdduna li tax suñu dund gi am sens ñu koy jël ñoom di ko salfaañe di ko yàqate di ko def muy caricature yi nga xam te ni dañ ko def si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow en tant que jullit loo dundee loolu. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ginnaaw bi sant yàlla subhanahu wa taala jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni am na mbir yoo xam ni jullit yëpp lay naqadi mooy que ni ñun ki ëpp solo ci sunu dund mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gën gi mbindeef li yàlla bind moom moo ci gën mooy sangu yonent yi sallallahu alayhi wa sallam mooy borom jikko yu rafet yi nga xam ni yàllaa ko waxal boppam ni kon moom mi nga xam ni yàllaa ko tànnal boppam def ko gën gi mbindeef def ko xaatimul nabiyin maanaam moo mujj ci yonent yi nii bu nu waxee ci moom dara dafa mel ne ci ñun lañ ko wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu wax ni kenn ci ñun gëmam du mat fekk gënoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa doom bi nga jur gënoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa waajur bi la jur gënoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñëpp ni kon kii nga xam ne ñun moonu gënal nit ñëpp bu nu waxee ci moom daf ñuy naqadi ñun ñëpp waane dañuy teewlu rek nii yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna kafaynaaka al-mustahzi'in maanaam ni ñi nga xam ni dañ lay kokkali wala dañ lay ree ni yàlla subhanahu wa taala sàmm na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ndax li ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul ci moom ki ñuy dessiner du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni keneen dañuy dessiner taban daf ñuy metti rek ñu dessiner keneen sax ni yonent bi la ñun loolu daf ñuy metti waane ki ñu dessiner du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi melul noonu li ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melul noonu ñun xam nañu suñu yonent te li war ci ñun ci caricature yu mel nii rek mooy jullit yi naqarlu ni c'est normal que ni jullit bi naqarlu loo xam ni dañ ko askane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doonte ni du dëgg ngir wane ni ñun bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni moom mii ni ñuy wax ligne rouge la ni ku la neex na nga ko wax lu la neex waane illa rasulallah maanaam ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni kon naqarlu boobu moom la jullit bu nekk yëg te manifestation bi am fii ci Nouakchott ajuma bi weesu wane na ni nit ñëpp ñaaxtu nañu loolu naqarlu nañu loolu te fi àlla ni jullit bu nekk war na ko naqarlu nii léegi nag mën na am ñu ñëw ci lan la jullit bi war a def waane baat ni jullit bu nekk normalement war na naqarlu lii nga xam ni moom mooy lii ñu wax askane ka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekkul ci moom. macha allah fa tabarakallah comme ni nga ko waxee rek jullit yëpp war nañ ko naqarlu waaye comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee naa dafa njaboot te xam nga njaboot moom macha allah soo njabootee lu ne ngay njabootee xëy na ñëpp seen xel du tolloo ci naka yan réaction la ñu war a mën a amee ndax sax am na ñoo xam ne ñoom suñu meree yaakaar nañ ni dañoo war a dóore am ñoo xam yaakaar nañ ni dañoo war a saaga am ñoo xam te ni ñoom suñu meree li ñu leen def rek pour ñoom loolu lañ la war a def am ñoo xam ne sax dañuy am réaction boo xam ne nii jéggi na dayoo jullit bi ban taxawaay la war a am ci yu mel noonu ban réponse lañ la jullit bi war a joxe. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah comme ni nga ko waxee rek nii dëgg la ni tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu gënal suñu waajur yi ñu juuf te gis nga dafa am ay mbir yu doy waar rek ni tey addina bi doy waar boo xam ni état bu nekk tey bu doon Macron président benn état la tooñoon daa gis état boobu yëpp réagir daañu woo ministre daan woo ambassadeur bi daa gis télé dëkk boobu ñu commencé wax ci loolu li doy waar mooy que ni dëkk jullit yi timidement la nguur yi wax ci mbir mi ñi ci wax bëriwunu ñi ciy wax it yenn saa yi tax président ba du wax waane ministre des affaires étrangères mooy wax maanaam ni mu mel na daal ki ñu laal daal laalu ñu nu daal te mbir mu doy waar ni bu nu waxoon tey ci président benn réew dara daa gis ñëpp jóg noonu la it kilifa yi ñuy wax kilifa diine nii ñu bëri ci ñoom
réagir ñu ba ñu waree réagir ca bi mu ne kët ni jonn ndax kat bu nu waxoon kenn ci ñoom xam nga ni tey ku nu laaloon sa sëriñ daa gis nit ñi daanu ñaaxtu génn dégg nga maam lu nekk ñu kii exemple bi gën a frappant mooy moom njiitu réewu France bi ko njiitu réewu Turquie xasee ma ngoog dafa woo ambassadeur am sur le champ ma ngoog fa laa jëm dama bëgg wax rek ni kooku ci réaction bi la mais dama bëgg wax ni ñun en tant que jullit bu nu waxee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn voix la war a nekk maanaam ni fii amul kii ci tarixa la nekk wala ci leen ni yow mi nga xam ne jullit nga ndax pour nga nekk jullit il faut nga gëm Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni kon bu nu waxee ci moom jullit yëpp ils sont concernés ak toute tendance confondue maanaam ni ñëpp ci dugg ni kon réaction bi nu war a am nag mooy réaction dafa am lu nu islam jàngal ni moom la ñuy réagir waane ñun mënuñu cautionner loolu mooy ni nga ko waxee rek ni jullit yi tey am na ñoo xam ni li ñu wax ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom daañu saaga yéen gis ngeen am na ñoo xam ne dañuy dóore ñii daanu sànni xeer ñii daanu jam ay tubaab paaka ñii lu nekk daan ko def waane ñun en tant que jullit dañu war a xam ni am na acte yoo xam ne ay acte individuel la maanaam ni nit ki naqar bi mu am moom dana ko manifester d'une façon boo xam ne laaju ko benn borom xam-xam yow gis nga fii ci Mauritanie sax am na ko taal otoom dégg nga maanaam ni réaction yi ci taal otoom laajul benn borom xam-xam ndax bu laajoon borom xam-xam kenn du ko wax ni que na taal otoom parce que marque française la ni kon réaction bi ñu war a am dañu war a seet Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la ñu jàngal ci réaction yu mel nii gis nga ñun fii day am deux phases ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dund sallallahu alayhi wasallam saaga nañ ko xas nañ ko am na réaction bu mu amoon parce que moom mi ngi dund te moom la mbir mi concerné boobu nit ñi bëggee def lu dul noonu moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen di dalal wax leen li ñu war a defante ni kon lu am solo la ñoom ñu teew jullit yi teewlu ban réaction la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon waane bi Yonent bi génnee àddina ñi doon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom la mbir yi di ñor gis nga nit ki léegi fekk mi ngi dund alalam moo ko moom dëgg la mais bu dee ñeneen ñoo koy doon alal jooju lan lañ ciy def kooku seen mbir la ñoom ñu ni tey ñun ñoo doon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni Yonent bi génn àddina ni àqu Yonent bi sunu àq la ñun ñëpp en tant que jullit ni kon li war mooy ñu naqarlu ñun ñëpp ñu naqarlu ñun ñëpp lii ñu wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu naqarlu caricature yi ñu def Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doonte ni ñun gëm nañ ni kii ñu caricaturé ni du Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni li ñuy wax ci moom ni nekkul ci moom sallallahu alayhi wasallam ndax yàlla ba mu tàggee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa innaka la ala xuluqin azim nii dañ ci dégg ñun ni jikko bi nga xam ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ko keneen amu ko ni kon jullit bu nekk dafa war a gëm ni yàlla ba mu tàggee jikko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tekki ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy gën nit ñi ci ni muy waxe bokk la nit ñi doon waxee ni yàlla moo ñu wax ni lépp lu mu wax moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la dégg nga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ni kon lépp lu mu wax rek waxi la bu jóge ci yàlla subhanahu wa taala ni kon Yonent bi mënul def benn comportement mënul jëf-jëf joo xam ne day safaanoog li yàlla bëgg subhanahu wa taala mënul jëf loo xam ne day safaanoog dëgg mënul jëf loo xam ne day safaanoog jikko yu rafet mënu ko même bu ko bëggoon du ko mën moom sallallahu alayhi wa sallam ni kon li ñuy wax ci moom du noonu ni jullit bi li mu première réaction mooy mu ñaaxtu loolu naqarlu ko ba pare wax man gis naa ñenn ci borom xam-xam yi nga xam ne ils sont marginaux maanaam ñoo xam ne kenn dégluwu leen ñuy wax naan non ñun dañu war a nekk neutre dégg nga maam dañu war a nekk indifférent wala nii war ñu manifester wala ñu war ñu def ni gis nga am na mbir yoo xam ne même boo ko waxee nit ñi duñ la gaa déglu tey nit ki ñu wax ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam même bi dee li ñuy wax ci moom du dëgg nga ni jullit na nekk indifférent mënuñu nekk indifférent ni yow ñu bari gaa gis ñu caricature ya ñu bari gisuñu ko sax ñu koy gis doy na rek ni askana nañ ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu bari gis ñu ko ñu bari gaa mënuñu ko sax seet parce que ñoom image yooyu ñun atta bu dul Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax image yu mel na ñun bëgguñu ko xool wax malaak bu ñu waxee ni ci Yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ni kon réaction yi ñun ñoo ngi nii tey Mauritanie dañu am ñu jóg ñaan autorisation ni dañuy def benn meeting boo xam ni pour ñaaxtu loolu la état bi autorisé que nit ñi taxaw ni mën nañu xas ku nekk mën nañu wax ci ku nekk dara ba mu des Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni kii c'est le minimum quoi c'est-à-dire jullit bi nga manifester ni man mi bu ngeen waxee sama baay mën naa ko muñ bu ngeen waxee sama ndey mën naa ko muñ bu ngeen waxee samay doom mën naa ko muñ bu ngeen waxee sama sëriñ mën naa ko muñ waaye Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn waru wax ci moom dara ni kii c'est le minimum nga manifester loolu maanaam ku mën a wax war na wax ku mën a ñëw taxaw yore pancarte war na ko def
ni kon ñun war nañu wane ni lii naqarlu nañ ko te gis nga naqarlu boobu moo jur borom xam-xam yi wax ni nañu boycotter produits français yi te gis nga fii nit ñi dañuy am amalgame ci mbir yu bëri boycotter produits français lu mu tekki est-ce que dafa tekki ni man jëndoon naa benn garab boo xam ni France moo ko defar nii dama ko doon naan ma ni dootuma ko naan est-ce que lii la tekki wala dama jëndoon oto boo xam ni France moo ko defar ma taal oto bi déedéet du lii la tekki li mu tekki mooy ñun kii boycott sur le plan économique la ba France yëg ni ñun kat ñii ñu attaqué bu nu jëndulee ci ñun suñu affaire yàqu comme ni mu xewee nii mooy ñii ñun léegi dañuy wax ñiy jënd produit ni leen ñun dañuy boycotter produit français ñun citoyen lambda yi ñooy wax loolu pour ñoom ñooñu nga xam ne ñooy fournisseur ñu wax France ñun kat bu ngeen arrêté wala li ngeen di def ñu ni dootuñu jënd ci yéen boycott bi loolu lay jur te gis nga am na mbir yoo xam ne itit momentané la moom la Cheikh Dado wax ni boycott bi une arme nii dañ koy utiliser ba ñoom ñu dellu ginnaaw ñu tuub dellu ginnaaw bu ñu tuubee dellu ginnaaw ñun amuñoo ñoom benn problème ñun peuple France amuñoo moom benn problème état France bu xeexu la ñun amuñoo moom benn problème waane bu état di jógee ni day wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun lu ñu mën a boycotter ci état boobu daan ko boycotter ba wan ko place wan ko gëddëm te gis nga li ñuy wax tubaab yi li ñuy wax c'est pas convaincant ni ñoom léegi boo waxee yahuud yi ñu ni antisémitisme la dëgg la boo waxee jigéen ñi ñu ni yéen violence contre les femmes la bu ñu waxee ci góor jigéen ñi ñu ni waaye yéen normalu leen waane bu ñu waxee ci islam ñu ni liberté d'expression la ñun de li ñu jaaxal rek mooy liberté d'expression bii nga xam ni ci jullit yi rek la jëm ñeneen ñu ma bokk ñu fi ni lii tubaab bi war nañu ko expliquer dëgg la mooy li nga doon expliquer léegi ñun léegi bu dee moom question de liberté d'expression mooy lu la neex wax bi Erdogan président Erdogan waxee ci Macron ni dafa feebar war na dem hôpital jaamu faju ci nii liberté d'expression la parce que moom mënul am 2 poids 2 mesures yéen ngeen am sañ-sañu wax ci koo xam ni te wax ji sax dara ñaaw ci sax de waaw déet moom du loolu sax na ñaaw sax waaye ñun dama bëgg wax ni yow boo amee droit wax ci presque 2 milliards ci population mondiale nga wax ci koo xam ni boo ko laalee ñoom ñëpp nga laal dëgg la waaw yow ñu laal la France ñaata la 60 millions nañu supposé ni France gaa 60 millions la waaw bu ñu waxee ñëpp ànduñoo ak yow waaw te ñëpp voteelul la bu ñu waxee ci yow kay kooku moom war a moo nekk liberté d'expression waaye yow yaa ngi nii kii nga xam ne 2 milliards jaral na leen ñu dee moom mu dund ñoom nga wax ci ñoom léegi yow nga naan liberté d'expression ni kon jullit yi ñoo war a am ci yeewu ni boycott bi c'est arme la boo xam ne ñoo ngi nii boo gisee tey France mu yoxi ñaan wax ak Jazeera ak yooyu exactement loolu yëpp xam ni li mu wax ñun dégg nañ ko dégg nañu français li mu làkk ni l'islam est en crise moom la njëkk a waxee balaa muy wax affaire caricature yi ni lii déjà ñun waaw ban islam moom fa mu xamee islam bay xam ne que islam en crise la war nekkul en crise ga moom am na mbir yoo xam ne boo ciy wax day fekk nga xam ka ni kon jullit yi am nañu ay problème kooku boo ko waxoon ñun ak yow d'accord nañu waane moom waxul loolu xeex bi ñuy xeex islam la ñuy xeex ni kon boycott bi arme bi gën a efficace boycott boobu la te gis nga boycott mbir mu yàgg la gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla yónnee waa Quraysh bi nu jémmee corrompre que ci façon bu nekk mënuñu dañ ko boycotter dañ ko embargo moo famille am 2 at maanaam ni kon c'est une arme efficace ñu nit en tant que jullit tey suñu droit la le plus absolu nii ñu boycotté ñu moom sama xaalis maa xam li may jënd su ma duggee daal ci benn boutique man sañ naa jël la ma neex man boog te gis nga encore seen ministre des affaires étrangères bi génn sax mel na mu jullit yi daal du koy déggal mu leen jox ndigal naan leen bu leen ñu boycotté yow boo amee droit wax lu la neex ci suñu yonent sallallahu alayhi wasallam ñu leen am nañu droit lu ñu neex ñu def ko te gis nga fii encore liberté bi ñuy wax yow anamu sax yow man liberté yow léegi man li may jënd yaa may wax lan laay jënd lu ma dul jënd man jënd dem naa ci supermarché produit bi ma neex laay jënd ci kooku sama liberté la yow sa yoon nekku ci ni kon jullit yi ñoo war a am sañ-sañ ni boycott boobu arme bi gën a efficace pour ñoom ñu dellu ginnaaw ñu tuub dellu ginnaaw ni boycott bi ci la bokk ni kon ñu comprendre que ci anam boobu nii arme la bu ñu utiliser pour ñoom ñu tuub dellu ginnaaw bu ñu tuubee dellu ginnaaw ñun amuñu woon ak ñoom benn problème ni kon jullit bi dafa war a ñaaxtu war a jooytu war a naqarlu war a boycotter pour wan France ni yow bu dee am nga sañ-sañ wax ci suñu yonent ñu nit am nañu sañ-sañ ni sa produit man di en tant que commerçant dootuma jënd produit français produit espagnol laay jënd wala produit allemand almuhim
bu ko ñooñu defee it même arme bi laay utiliser fii ñun ñoo xam ne ni boycott bi ci Danemark la njëkkee jullit yi Danemark la ñu njëkk a boycotté seen i produit ba ñu dellu ginnaaw ni France it bu delloo ginnaaw amuñu moom benn muskila lu dul que ni moom mi wax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni kon yii mbir la jullit bi war a am yëg-yëg ni ku nekk ñun jullit bi lam daadi am na ci responsabilité ndax man commerçant laa ci benn gox bu ma yëgee ni jullit yi du ñu jënd produit français man bu may commandé du ma ko commandé maanaam ni chaîne bi noonu la mais bu ñu bàyyee ni commerçant yi xaalis rek la ñuy wut mën na am ni ñoom du ñu boycotté te moo tax bu ñu xoolee ci dëkk jullit yi boo ci dindee Kuwait ñooy état jullit bi njëkk ñoom ñi doon jaay produit français dañ ko génne kaa ci rayon yi supermarché dañu évacuer produit français yi gaa ñoom ni gaa ñun waxuñu sax ni dañ ko boycotté waane jaayuñu ko sax ñun am naa droit am na ay dëkk yu dégg ni am naa droit ni man produit français jaayu ma ko jëndu ma ko ni kon lii arme la bu jullit yi di utiliser pour wane seen naqarlu te gis nga ñun islam daf ñu wax ni boo gisee lu neexul yàlla da nga ko war a dindeeg sa loxo boo ko mënulee nga wax ci boo ko mënulee nga naqarlu ko gis nga ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñett yëpp ci war a daje ñun war nañ ko naqarlu suñu xol war nañ ko wax waane itit ku nekk ñun am na droit bu ma demee man pat d'entreprise bii ma doon jënd produit français la ma dem jënd boo xam ne produit indien la wala produit australien la wala feneen ba maa doon tukki ak seen i roppalaan yéegatuma ci léegi kon yii mbir naqarlu la boo xam ne jullit bi war na ko naqarlu ni kon façon yëpp jullit bi mën na ci manifester nii man mii kat ànduma ak li waa France def nii man awma dara lu ma contre français yi waane ni sama droit la le plus absolu que ni bu ñu waxee ci sama yonent sallallahu alayhi wa sallam ni man it ma am ma jëf yoo xam ne yéen daa ngeen yëg ni man mii kat lii naqaru naa te gis nga tey français yi ñi nga xam ne ils sont objectifs wax nañu ni Macron li mu def du noonu li gaa président bi gaa bu dee moom li mu wax Jazeera ni non ko benn journal affaire journal laak yooyu du état français lu la ci yow gaa journal bi wax na lu yow bàyyi ñu nag journal bi dégg nga ni journal bi li tax mu siiw lii la mooy que ni yaa wax waxam keneen wax waxam ba pare ñu nga ni du état France moo caricaturé waaye bu dee benn immeuble boo xam ni immeuble bu dépendre ci état bi la ñu jël caricaturé taf foofu ni lii li mu tekki dafa tekki ni état bi cautionné na ba pare yow nga layal ko aussi c'est ça waaw bu yemoon ci ñële rek xëy na ñu xam ne ñuy lijjante seen mbir mais am na aussi benn affaire boo xam te ni xëy na ñu bari ñi nga xam te ni dañuy jéem a fayu di dem di attaquer ay place église ay place synagogue te ma yaakaar ni xeex bi du diggante diine ak diine du diggante ñun ak ñoom mais xeex bi dafa war a nekk xeex boo xamante ne nii mën na nekk xëy na ci wàllum koom-koom lay nekk wala xeex boo xamante ni nii ci wàllum politique lay nekk mais nekk loo xamante ni nii diggante diine bee ak diine bee parce que sax gis nañ sax ñu bari ñoo xamante ni ay kilifa diine lañ ci seen diine ñoom mais ñoom seen bopp affaire yu métti ne ndaxte ñoom dafa mel ne ñoom ñëpp la ñuy laal sax ñoom daal xàmmewuñu sax diine bi ak diine bi mais ay yàqkat lañu rek dañuy jug di yàq donc jeunes yi nga xamante ne saan seen fougue de jeunesse wala xëy na amuñu discernement bu leer pour mën a xam xeex bi fan lañ ko war a situer ban message nga leen di adressé. gis nga danaa wax ñaari mbir ci lii. gis nga benn mooy ñun en tant que jullit gaa dana war a nekk très prudent ci ñiy def attentat yi. gis nga France mën na seetlu benn mbir ku nekk kuy def analyse mën na ko constater. c'est bizarre que ni un état comme la France. li mu am ci progrès man je me rappelle les années 80 ñu am na benn terroriste bu attaqué woon Kaaba gi. France ñoo libéré otage. waaw comment est-ce possible que France bii nga xam ne les années 80 amoon na capacité di libérer ay otages nii amul capacité ay ñaari terroristes wala ñett yu dugg ci benn kër nii mënuñu leen arrêter ba jox opinion publique bi ñii lu tax ñu jóg kan la ñu àndal ak yooyu ils ont tiré pour tuer maanaam ku seetlu attentat yi am France yëpp ñi ko def état bi dafa jëflanteeg ñoom pour rey leen waaw lu tax gars yi yow bàyyi woo leen ñu wax xam nga lii léegi yaa loo su maanaam am na lu làqatu foofu te julli ci war nañ ko teewlu leneen li mooy ñii def attentat yi aussi war nañ ko seetlu kan moo def attentat gis nga ñu ngi am polémique bu mag waa ji attaqué église ba am na ñu wax ni gaa du jullit faf gis nga moom bu boon na ko islam te gis nga France état bu doy waar la bu attentat amee jullit moo ko def terrorisme islamique la ñuy wax waaw bu dee du jullit ñu daal ni non waaye bu dof la wala moom nii daal dafa wérul wala maanaa ni c'est bizarre daal même acte bi bu ko jullit defee am na tur bu ko yéefeer defee amul tur ni lii mbir mu doy waar la waane li may wax daal mooy jullit réaction du nekk
ni yow kii wax na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga dem rey benn waaye boo xam ni waxu la dara islamiquement ñun mën nañu justifier ci kanamu yàlla subhanahu wa taala nit ki dem attaquer ay nit ci église wala ca mbedd ma wala ñu toog di naan café nga rey leen ni man dama leen rey ci turu yàlla wala ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni lii waroon nga laaj borom xam-xam yi nde xam lii yàlla moo la ko sant wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la ko sant ñun ñëpp xam na ni islam état bi gën a critique mooy islam autorisé autodéfense maanaam jihad am ñu attaqué nous on se défend gis nga même pour se défendre islam dafa wax ni ki ngay xeexal ku amul arme doo ko rey jigéen ñi doo leen rey xale yi doo leen rey màggat yi doo leen rey xam nga lii wane na ni islam ñëwul pour rey nit ñi rey ay innocent ñii laa la wax en état de guerre laa la wax nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daaw yónnee armée daf leen di wax ay mbir yu leer naññ bu leen rey màggat bu leen rey sax prêtre bu nekk ci biir église am bu leen ko rey ku tëju këram bu leen ko rey ni kon ñun xam na ni diine bi wax lii du justifier ni yow jëlal sa paaka nga dem ci mbedd mi français borom nga jam ko paaka ñun nag on comprend que ni benn waay saaga nañ yonent bi sallallahu affaire bi naqadi que mu réagir et mais moom lii moom la engagé nii moom ni leen détraqué la tuddee la ni kii def moom mii la am lu ko naqadi mu manifesté ko dafa ko ci turu islam te kenn aussi waru ko askane islam wala di ko askane jullit yi waaw nit ki am benn borom xam-xam bu wax ni ñoom ñii war nañu dem di rey nit ñi rey ñi nekk ci église yi wala ñu ni ça n'a rien à voir kii ñun kin ko am leen mën nañ ko régler ñoo ngi nii di ko régler ni boycott bi moo koy régler ba mu leer naññ soxlu leneen ni ñun ñu manifester ci mbedd yi fekk dañu autorisé ñu def marche amul benn problème ni ñu may ñu def meeting ñu wax ci ñu ñaaxtu ci ñu jooytu ñu wax ñu way ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wane ni ñun jàpp nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp am nañ ci droit ñu boycotté ni am nañ ci droit waaye ne amuñu droit di rey tubaab bi parce que seen président wax na lii et te islam daf ñu jàngal wala taziru waziratun wizra ukhra ni nit ki ba ku la tëgg pes amoo droit tëgg doomam pes wala magam wala jarbaatam ni moom mi la tëgg pes booy fayu ci moom ngay fayu ni doo ko fayu ci keneen ni kon lii ñun ñëpp xam nañ ne dafa am ay yeneen mbir yu fa làqu ni jullit yi te damay wax rek ni gis nga France ñoom officiellement ne nañu am na 6 millions de musulmans waa 6 millions yooyu bu doon ay terroristes lañu France tàkk kon na jéppe waa ni sur 6 millions benn waay ñaar ñett fukk téeméer sax ñoom ñi ñun ñëpp xam na ni xeet wu nekk dana am ay dof yu fa nekk dana am ñu ëppal ñu fa nekk ni ñooñu comptabiliser ko loolu waane benn dof bu defee benn mbir wala fukki dof def benn mbir wala fukki nit gaa def benn mbir yow mënoo askane loolu juróom benn million yoo xam ni ay jàmbur lañu ñoo ngi liggéey amuñu benn def ñu la wax ñu la gis naa kenn ci borom xam-xam mi wax mbir mi doy waar moom it mu ni jullit yi nekk France dañu war a génn France dem moom dafa fàtte nit ñi ay français lañu bu doon fu ñuy dem yow boo dëkk bi nga juddoo am ay këyitam ñun la gàddaay foo gàddaay jëm naan comme France wax na lii gàddaayam lu tax julliti bi ñu waxee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam Makka waa Makka wax nañ ko lu nekk ni moom daf njabarkat laaj loolu lu tax demul man fii laa bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni réew ma nga bokk buñ la fa génnewulee waroo génn moom nee na man génn naa Makka parce que waa Makka ñoo ma génne buñ ma génnewul woon du ma génn ni kon li jullit yi war nañu bu leen nit waxee war nañu déglu bu baax ñu analyser li ñu leen di wax ni kon tey jullit nekk France nañu génn ni ku wax lii war nañu seetaat moom mii kat wax ji mu wax ndigam seetlu na kaam dee parce que ñii seen attache yëpp France la non ka leen tooñ sax ëpp leen dara ca réew ma ni yow kat waxal ñooñu nan lañu war a réagir ci réew moom résistance boobu ñu war a def nii war nañ ko def dafa mel ne waa Palestine tey rek ngeen waa Gaza nanu gàddaay ñoom ñu dem fan ñu dem fan ni kon jullit yi ñoo war a am dégg-dégg nii ku saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun loolu dafa war a yokk ñu gën a jàpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a moy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a jàng dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni li ëpp solo li ñu jële ci leçon ci lii mooy gis nga genre Macron yi yàllaa leen yónni mooy lan mooy benn réveil la pour jullit yi nga xam ne dañu nelawoon ñu yeewu gis nga ñun tey lii xew wane na ni jullit yi mën nañu bennoo ci téere yàlla bi ak sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoo ngi nii yonent bi tax na man de li ma gis ci ndaje bi am Ibn Abbas ci aéroport ba plutôt maanaa ni wane nañ toutes les couches toutes les tendances mouvement ñëpp daje nañu foofu dafa wan ni kon ñun ñii ñëpp bu ñu jàppoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañu bennoo te yonent bi mën a bennoo ndax amuñu xilaaf ci ñun amuñu beneen yonent bu dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaa ni yàlla moom mii la wax ni mooy sunu yonent bu doonte ni ñun gëm nañu yeneen yonent yëpp waaye yonent bi yàlla yónni ci ñun ni nanu jëfee li nga xam ne moom la indi mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kon jullit bi li mu war a jëf mooy li ñu waxoon léegi
mooy mu jàngaat dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam roy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mu def li nga xam ni c'est pacifique acte pacifique yoo xam ni day wane ni moom mii naqarlu na li waane ñun duñu def violence contre ñoo xam ni defuñu dara ni kooku mënuñu ko def ci turu ni dañu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ni am na lu ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñun bu ñu teewloo ni lii ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du dëgg day tax ni duñu dem di attaquer kenn ndax ñun xam na ni lii ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du dëgg ñun xam nañu lool ñaar mooy ki ñuy dessiner nii du yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñoom même ko buñ ko bëggoon dessiner duñ ko mën a dessiner ndax xamuñu ko ñetteel bi mooy ñun yàlla may nañu ay moyens pacifiques yoo xam ni boroom xam-xam yi ànd nañ ci ni xel ànd na ci ni loi ànd na ci état yi ànd nañ ci ni ñun mën nañu manifester pacifiquement ñu wax ni ñun kat ànd ñoo kuy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni duñ la jàppale duñ la faral duñ daan la dogu sax ndax ñu kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaral nañu ñu dogu nit ku nekk ni kon yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam li mu ñu jàngal mooy ni diine yërmandi la te lii tax nit ñi dugg ci islam mooy ñun ñu joxe image boobu bu ñu wanee image ni ñun naqarlu nañu li ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waane tooñuñu kenn rayuñu kenn dóoruñu kenn ni lii mooy gën a tax nit ñi ñëw ci islam que ñun ñu réagir nii ñoo ngay rey ñii wala ñoo ngay tooñ ñii ndax kat nit ñi question bi ñuy laaj te question logique la nii mooy waaw man lan laa def ba ngeen may rey waa ji lan la def ba ngeen koy dóor ni président Macron moo wax dem leen ci moom dégg nga ni ku doon attaqué sax boo doon attaqué Macron sax mën na la comprendre dégg nga waa nga dem ak benn jàmbur boo xam ni waxul tinul dégg nga te yow xamoon da nga moom ànd na ci àndu ci waaw yii wax dëgg yàlla islam du cautionné loolu ni ñun ñu dem ñuy rey ay jàmbur yoo xam ni waxuñu defuñu ni lii islam du ko cautionné li islam wax daal mooy ñi nga xam ni wax nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun am na droit comme ni que nit ñi def caricature Macron dessiné que te gis nga nit ñi dafa doy waar rek Macron ngi nii benn Mauritanien fii buy liggéey ak ambassade dafa caricature Macron ñu dàq fii ci Mauritanie dégg nga aywa ñoom liberté d'expression bi anamu bu dee yéen am ngeen droit caricature suñu yonent sallallahu alayhi wasallam dégg nga mi nga xam ni presque ñaari milliards ñoo ngi ko gëm waaw bu ñu caricature Macron mi nga xam ni France ñenn ci waa France rek ñoo ko voté kon kay dafa war a nekk normal waaye pour te dire que ni affaire yi 2 fois 2 mesures yooyu rek bu leen nekkee sax léegi nañ def sax ku ñëw di wut sax xëy na visa ñu xool ba xam sa page Facebook waaw bu leen neexee ndegam def nga ci dugal nga ci photo Macron wala di ñun nag wax dëgg yàlla nit mënul saaga suñu yonent sallallahu alayhi wasallam wala nga xas ka wala nga ànd ak bu doonte ni rek gis nga Macron bu doonte ni rek dafa cautionné loolu rek ni lii rek war na tax ñun ñu boycotté lee ndax lii yoonam waru ci nekk ni en tant que état benn journal boo xam ni journal marginal la ni nanu bàyyi ñun ak journal bi waaye moom en tant que chef d'état bu waxee ci lii nii wax dëgg yàlla ni beneen mbir la ni kon jullit ñoo war a teewlu rek ni ñoom li ñuy def waru nekk réaction parce que jullit yi am na solo ñu teewlu benn mbir ni suñu relation yonent bi sallallahu alayhi wasallam warul nekk réaction war ñuy xaar ba ñu xas yonent bi ngir ñu bëgg yonent bi wala ñu jàng sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet yonent bi juróomi nodd yi ñuy nodd ci bis bi di wax turam rek wane na indicateur la pour wax ni yonent bi da nga ko war a teewlu war ko fàttaliku saa su nekk bu subaa boo yeewoo da ngay li bokk na ci li ngay njëkk a dégg nodd ni ñoo ngi ci wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu kon lii rek wan ne ni yow ki nga xam ne boo yeewoo dégg waxam bu tisbaari nga dégg waxam bu takkusaanee nga dégg waxam bu timisee nga dégg waxam bu géeyee balaa ngay tëdd dégg waxam boo nelawee ba yegg dégg waxam ñu wax dëgg yàlla gëdd bi ñu war a jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la war a nekk nii yenn mbir yi bu amee ñun daanu ñaaxtu daanu manifester nii lii warul waaye ñun xam na ni kii ñuy wax gaa du sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun xam nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kii jeunesse bi surtout ñoo war a jàng dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy xam ni nan la ñuy réagir mbir yu mel nii bu am nga tàggatoo xam naa temps bi moom daanaka ni kon li may mujj wax rek mooy que ni ñun en tant que jullit par rapport ak lii ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn war nañu xam lan lañu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñu xam ni lii ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dëgg parce que gis nga benn ci argumentaire bi ñu war a yor mooy ñu xam ne ni kii ñu doon dessiné du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar li ñuy wax ci moom du dëgg ni tey ku ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terroriste la xam nga ni da ngay wax lu la neex parce que bu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terroriste la benn yahud du des Medina ni chrétiens yi nekkoon Égypte deekoon nañu ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waane copte yi nekk Égypte tey ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ñoo nga fa te jullit ñoo yoroon autorité foofu te bàyyi nañ leen foofu wane na ni diine jii diine yërmande la diine jàmm la képp ku nu may jàmm ñun may nan la jàmm waane occasion la pour ñun lu mel nii occasion la pour ñun ñu gën a jàng dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a xam suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam waane itit gën a jàpp ci
yoon wi mu ñu bàyyil fii ñu moy ci te ñu xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bàyyi nañu ci yoon woo xam ni yoon wu leer naa ñi la guddeeg bëccëg moo ci yem ni ku alku rek mooy wàcc yoon woow ni kon ba pour ñu bañ alku dañu war a roy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ji ak saa su ne et te lii ñun xam nañ ni jamono ju nekk dana am ñu ñëw ñoo xam ne daan am même discours waaye ñun même réaction la ñuy am loolu mooy li nga xam ni mooy li war ci jullit bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala bokk ñuy dégg wax topp li ci gën waaw fa tabarakallahu masha Allah ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di wax ne rek ni waxtaan bi mën nañu ay conseils yu bari génne na ci surtout ci wàllum jeunes yi bañ a rek jaxase li ñu naan amalgame ñu bañ ko def ñu xam bu baax ñun sax ñun ñooy ñan am na ay mbir sax même buñ ko bëggee forcer ñoom askanale ñu ko ñun nañu wane ni bokkul ci ñun comme li olof yi naan du ma bañ ku ma sédd ci gaalu xaj waaye doo ma ci mës a fekk ma ci lekk ñun xam nañ ni jullit yi ay nit yu macha allah ay nit yu nite lañu ay nit yu dégg diine lañu ay nit ñu xam àdduna lañu ay nit yu nga xam ne nii dañu am humanisme ñun jullit yi ci loolu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar mën nañu dëkk ak ku nekk mën nañu dëkk ak lu nekk mais ñoom xëy na suñu jikko yooyu neexu leen ba lu ñu jël rek lu bon rek bëgguñu koo xëpp waaye li leen di gën di metti mooy xëy na nit ñi génn si ñoom di dugg toujours suñu diine parce que islam mooy religion bi ëpp ay conversion malgré nag lépp li nga xamante ne ni ñu ngi koy wax mën nañ ni 2011 ba léegi attentat ya États-Unis ba tey amul lu ñu tegul ci islam te tey la gën a boobu ba tey bu ñu gisee ay converti lu ñu bare ci suñu diine ñu xam ne kon ñoom li ñuy wax yépp du dëgg parce que ku dugg gëstu xam ne li ñuy wax ni du dëgg du loolu moom mooy diine. nga may ma rek bu dee def na tuuti gis nga xam na benn mbir bu doy waar benn borom xam-xam moo ko doon wax nee na li ci dëkk tubaab yi ñi ëpp ñi dugg ci islam ay jigéen lañu moom mu dem di ko gëstu mu dem ci tubaab yi di leen laaj ne yéen dañu wax ni diine islam diine contre les femmes la violence contre les femmes waaw lu tax yéen ngeen ci dugg ñu ni du dëgg diine bi bi ñu jàngee diine bi nekkul violence contre les femmes de la même façon tey li ñuy wax ci islam yëpp ñii dugg ci islam ñoom gisuñu loolu bi ñu jàngee alquran jàng sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu gis ni kii mooy diine dëgg bi nga xam ni mooy jox nit ki liberté mooy diine justice mooy diine tolérance ñoom li tax ñuy dugg ci loolu tubaab bi doofuñu de duñu dugg ci loo xam ne xamuñu ko dañu gëstu bi nekk ci suñu diine bi loolu moo leen di gën a attiré ndaxte te bu ñuy wax rek terrorisme ñaa nga naa da ngay gis ni ñoom chaque fois fusillade day am nit bu jël rek arme rek ñëw taxaw ci benn école raafale ñëpp loolu yaakaar wax ni terrorisme la waaw loolu ñoom li ñu koy def xalaatuñu ko ñun am ci yàlla ñu yàlla musal ci ay jullit yoo xamante ni dañuy def loolu mais comme Yonent bi sallallahu alayhi wasallam macha allah dafa njaboot waaw boo njabootee nag macha allah sa ginnaaw day yaatu lu ne di nga ko fekk ci biir njaboot gi mais sant yàlla ba la ëpp ca njaboot ga ñoo xam ne dañoo amal njëriñ adduna bi amal njëriñ seen askan amal njëriñ seen xeet. te ñoom ñooy référence bi aussi. ñoom ñooy référence bi loolu nag neexu leen mais loolu la yàlla dogal kenn mënu ci dara kon nag lii la woon rek seen jotaayu tay bi di wax rek lépp ba mu des Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam